Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dellu di jéggulu tey leen sargal ndax émission bu leen tàmbalee damay gis ngeen di ñëw may ñaan ak yoon da ngeen ko partager ndax ci lu am solo lañu war a waxtaan dañuy wax nii rek en attendant audience bi bil dañu mën a dugg ci débat bi ndax am nañ yaakaar ne lu am solo la tey ci leen war a waxtaan rek mooy la jeunesse ndax buñ xoolee Sénégal ak fi Sénégal toll nga xam ne Sénégal 82% des Sénégalais amuñu 25 ans loolu rek waroon naa tax ñu war a xam ne jublu ci xale yi jot na ndax Sénégal bu ñu waxantee dëgg xale yi ñoo ko moom ndax xale yi 82% de la population amuñu 25 ans kon réew mi xale yi ñoo ko moom ak seeni ndey ñoo moom réew mi waaw dafa am nu demee nag toujours am lu ko galen ndax mbir bi dem ba dematut am na lu ko téye la ko téye nag ñun ñëpp teg nañ suñu bët xam nañ lu mu doon ñu war caa waxtaan tey émission bi nag le réveil des consciences moo koy def le réveil des consciences nekkul nit ñi dañoo gudd xel nekkul dañoo xam li nit ñi xamul dama ne kenn ku ne am nga loo xam te sa moroom xamu ko loolee nga xam te sa moroom xamu ko dañoo bëgg nga ubbi benn page di ko ci wax ndax kat am nañ yaakaar ne l'arme la plus puissante mooy le réveil des consciences kon war na noo jóg xool suñu bopp seet bunt bu ñuy jaar ba xel yi ubbiku ndax am nañ yaakaar ne bu xel yi ubbikoo rek ngànnaay yi féete suuf bu xel yi ubbikee kenn ku ci nekk dégg nga maam la ngay dugg ak la ngay def ak dal nga koy def ak dal ndax xam-xam bi day jiitu lépp ba tax na tey mënunoo bañ a waxtaan ci xale yi te li ëpp nag buñ sañoon nañ ko wax mu jëm ci xale yi li tubaab yi tëralee réew mi ba taamu mag ñi di leen ci jaxase muy la vieille école coloniale loola ñoom xam na la ñuy def ko fii ne bëgguñu xale yi xam seen nombre bëgguñu xale yi xam fu ñu toll bëgguñu xale yi jàng lii nag système colonial la boo xam ne tubaab yi di ko def xam nañ ko dama ne kan waxante dëgg le Sénégal 82% de la jeunesse 82% xale ya fa nekk amuñu 25 ans maanaam population du Sénégal bépp ay xale la bu demoon élection def ko vote par âge assemblée nationale lépp xale yi koy jël présidence de la république xale yaa fay toog ministre yi xale yaa fay ne te xale yi bu ñuy tànn ñun àndal liggéey seeni ndey la ñuy jël ànd ak ñoom liggéey te seeni ndey ay gone lañ comme ñoom dama ne dafa jot ñu seet yoon wun jaar ba tàqalikoo ak lii nga xam ne musiba la te mi ngi continuer depuis l'esclavage. Je vous dis que depuis la colonisation l'impérialisme et le néocolonialisme dama nii la Afrique di demee tubaab bi doful projet fi am yëpp tubaab bee ko teg projet de l'esclavage le projet de l'esclavage tubaab bee ko teg ñoo ko développé formule d'impérialisme bi nga xam ne moo am ci àdduna bi tubaab bi ñoo bind projet bi ñoo ko doxal ba mu àgg la colonisation le projet de la colonisation tubaab bi ko bind ñoo ko doxal ba mu àgg le néocolonialisme ñooma indépendance yi nga xam dañ ko truqué seeni nit lañ fa teg ñu toog fa pour lan pour représenter leen donc tubaab bi rôle bi nga xam ne joué na ko ci suñu ñàkk a dem dama ne il faut ñu xool ko seet ko nangu ko xam fan la nekk ñu dagg ceen yi pour mën a am indépendance am suñu liberté parfois suñ njiit yi
ay victimes lañuy doon maanaam tubaab bi day tànn ko goree di lay tànn koo xam ne il est venu de nulle part kooku lay jël tànn obligé ko mu gëm la maçonnerie obligé ko aussi mu doon franc-maçon wala mu doon leneen avant mu koy jël di ko indi Afrique di ko fa dénk am réew te la jeunesse du Sénégal ñi nga xam ne ñoo moom réew mi dama ne ñi ngi toog amuk jaaxle ndax yàlla na toog ab sénégalais bu amee 22 ans njël la bàyyam di taaj bu soobee moo koy taajal boppam xale bu amee 22 ans seen ndeyam mu yanu ak bi ñu waar a jóge ci robinet ba day am lu koy naqari ba jabar li bëgg a wuti mu aw ndeyam muy aada yoo xam ne politiciens yi faale wuñ ko politiciens yi toppatoo wuñ ko intérêt sax defu leen ko loola français yi boolewuñ ko ci culture bi sax waaw ci beneen façon ak beneen formule ci liñ bëgg a awalee Afrique te ma xam ne leen am luy ñëw te loolu laa gën a dis lépp te loolu bu xasee am musiba am na tubaab bi dañu mañuy xeex ci seen biir ngir Afrique nañ ko daan defee léegi ils ont créé li ñu créé mooy la mondialisation et cette mondialisation moo gën a graaw esclavage cette mondialisation moo gën a bon la colonisation cette mondialisation dama ne loo am ñoom patron tubaab yi ñu ko jël séddoo yow doo bokk exemple rek laa leen mën a jox le pétrole sénégal 10% la ci am 10% mooy lan zircon bi ngeen di dégg Sénégal cool yi bari lu ci Sénégal am 10% tubaab bi jël la ca des géej gi nga xam li ci ay jën di ci alal ay ressources mi kenn xamul lu mu toll lépp tubaab bee ko akimoo ñun jën yu bon yi la ñuy lekk ak yaabooy bi dama ne nous avons un problème et ce problème là il faut ñu nangu ko l'absence de la jeunesse bi nga xam ne gis ñu leen ci république bi réew moo xam ne jeunes ya bari na jeunes yaa ëpp tubaab bi nee na amul wenn yoon wax mën na caa jaar ba échoué tey le gouvernement du Sénégal li nga xam ne moom la ñu waroon def te defuñu ko mooy encourager l'éducation xaalis bi Macky Sall moomu ko doom ji fu ne am na fa ay compagnie ba Dubaï fu ne lay ubbi ay entreprise moomu ko te mbir mi du Macky Sall rek de ñi fi président yi fi jaar yëpp loolu lañ def lañ def alal réew mi leen jël seddoo ko seen i bokk ak seen i doom ànd ko ak tubaab bi jaxase réew mi kilifa yi diine xam nañ ko waaye kenn du wax jëm ca kenn du xutba jëm ca ndax gàmmo gi ngay def nag wala gouvernement bi indil te réew mi xale ya ko moom nañ jël réew mi delloo ko xale yi parce que seen alal la xale yi ak seen i ndey ñoo moom réew mi dama ne dëkk bu nekk ci Sénégal département bu nekk ci Sénégal war na am université boppam université bu mat sëkk bu am matériel bu doy sëkk am professeur doy sëkk xale yi ca précaire lañ waroon a commencé kindergarten fa lañ waroon a commencé ñu di leen toppatoo ba dugg école primaire di leen toppatoo ba secondaire di leen topp ban am bac di leen topp ba duggal ci université yu baax yi dama ne dëkk bu ne war na am centre technique professionnel boo xam ne day jàngal xale yi dama ne buñ investir ci xale yi 10 ans yi dikk daañu gis bunt bi waaye jël alal réew mi ànd ak France di ko magu yi man maa ngi fi New York lu ma bëgg a xam-xam ko state département boo ma fa demee damay laaj ñu di ma wax may dem Wall Street di suivre bourse yi Tokyo bourse yëpp laay suivre alal li africain yi ñoo ne ci marché yi ñoo ne ci maquette bi ñoo ne ci stade maquette bi ñu gëlëmal africain yi gëlëmal sénégalais yi di ko sàcc ànd koo ki président africain ak ay élus africains yoo xam ne duñ darlu ay franc-maçon dama ne kan waxante dëgg xale yi sonn nañ dàcc nañ xamatuñ fu ñu jëm dama ne xale yi ñu ngi sóobu ci géej gi dee léegi xale yi daw nañ bay bëgg a dee xale yërëm nañ seen ndey yërëm nañ seen i baay xaram yërëm nañ seen i tànt xale yi seen i ndey dañ leen di seetaan bi jaaw bi génn bi jaaw bi wër bopp bi xale yi dama ne seen alal moom lañ jël dama ne doomi Macky Sall gënte intelligent Assane Diouf ñoom ñaar ñëpp xam naa leen maa ngi fii ci New York dama ne Assane Diouf mi ñu def ca kaso bi billaahi wallaahi moo gën a intelligent doomi Macky Sall te lii ma leen di wax kenn jël ñaari xale yi ma yóbbu leen léegi La Guardia
institut ñu jàng fa dawal avion. Assane dana am permis ba yëkkati avion te booy bi avion du jóg te booy bi alali Sénégal yëpp tey mi ngi ci loxoom di ko contrôler comme ni africain yëpp di def ku fàllu rek jël sa doom teg ci kaw ña des suñ dara. ñin war a dimbali war noo taxaw mooy kilifa gi diine yii kan waxante dëgg ñoo leen jox suñu bopp àdduna ak àllaaxira te pour le moment mënulaguñu dara fii dara mënulaguñu fii ndax ñi ñuy nax diñ takk diñ war diñ tooñ diñ duma di gis na alal di yóbbu te gisuma ko ci ubbi gémmiñam dañuy nax rek muñ leen jaamu leen yàlla din tàppal ñuy nelaw ñu den daawal comme ay fos. It's time to wake up stand up jóg taxaw rëkk taaba ji laaj say droit. Cheikhou Touré moom ma jàngal loolu nee na ma quand l'homme refuse dit non as gor su bañee ne rëkk taaba ji ne maa lànk waaw dawal bi yàgg na xale yi xamatuñ fu ñu jëm seeni baay mënatuñoo xoolante ñaari bët jàkkaarloo ku ci xool sa baay sëgg ndax li ci yow nga xam ko muy dangari liggéey amoo fenn wala yenn tool yoo ko sotti amul sa ndey nga di ko gis ba nëgëri 6 heures du matin lay yeewu dem ca marché ba di waas ay jën di jaay jën ak a daggi géej di ko def ba boori 2 heures sa sœur dem ca marché ba la sa yaay jote jaay jox ko ci mu indi mu dugg indi ci kër gi. mag ñi maanaam suñ papa yi amul kenn ku ci mën a jàkkaarloog mairie ñaari bët ndax la nga war a def ci kër ga ak la nga war a mënoo ko. day dem ba kàddu yi nga bëgg a yëkkati mu jëm ci sa soxna doo ko mën te lépp li ko waral ñu privé ñuy suñu life xale yi defuñu dara dama ne xale yi ñoo moom réew mi 82% yépp ci réew mi amuñu 22 ans te seen yaay yi leen jur booy topp 26 ans 27 ans jëm suuf kon seeni ndey ak ñoo moom réew mi. Le Sénégal nous appartient tous yii ngeen di def nag jël ay quelques kilifa di leen woye kilifa mel nañu ci des ay xare leen jur jël alal réew mi ñii ngeen jël di leen jox ay passeport diplomatique yu ñëw fii ci dëkk bi xam nañ leen xale yii nga xam ne yàlla dogal mënuñu bëgg a jàng bëgg a def lépp ngeen lànk te alali réew mi fu ne ngeen dugal ko fa dama ne dañ koy wax am réew ay xale koy defar Sénégal booy xool Sénégal en 1960 ba léegi ni laa lay wax de ak ku ngeen mën a faral ca président Senghor laa koy tàmbalee ba agsi ci Ablaye Wade ba ñëw ci Macky mii tey Macky lim def mooy dolli kawar ci xar mi waaye Sénégal nam jële indépendance bu baaxul ba Sénégal de tasaaroo ko yàqu Macky Sall judduwul mais Macky a pris la responsabilité ne mën naa defar ñu jox ko réew mi fekk tubaab bi dañ nu koo naxe dana jox Macky muy jeune pour jeunesse bi ànd ak moom ñu jël ay màggat yoo xam ne ils viennent de la vieille école coloniale ñu wër ko Macky bu ko tegoon ci yoon te bëgg a liggéey Barthélemy Dias lay jël Macky bu ko tegoon ci yoon te bañ a liggéey français yi génn ci Khalifa Sall lay jël teg ci wetam Macky bu ko tegoon ci yoon bëgg a liggéey te liggéey rek Sonko lay jël teg ci wetam Macky bu fekkoonte ne bëgg naa liggéey te teg ko ci yoon Assane Diouf mii ngeen di wooye nilaar te mu bëgg Sénégal ba mu jaral ko xëtti saaga ndey xale yu mel noonu lay wër indi leen ñu defar leen dajale leen ñu seet ni fi ñuy jaar ba defar Sénégal am réew da nga koy bëgg door ko mën a defar français bi son projet parce que il faut vous rappeler que le Sénégal n'a jamais eu son projet des indépendances c'est la France qui avait son projet de décolonisation un projet de décolonisation boo xam ne le Quai d'Orsay les académies françaises les académiciens l'Assemblée nationale les promoteurs économiques les industriels français ba ci franc-maçon yi ak église bi ñooñu ñoo taxaw dessiner cette forme de libération wéer ko ci ñaar nag la laïcité ak la culture franc-maçonnique dama ne buñ honnêtul duñ dem fenn te bu ngeen goree
di wooye Touba commune Touba di commune kon laïcité moo war am Touba kon Touba ah c'est une cité laïque c'est une cité laïque comme neex taxaw fee saw comme neex naan sa sàngar comme neex dox aada ji bokkul jeunes yi génn leen ci bitti yéen a moom réew mi tubaab bi da leen di nax Macky Sall dafa toog bi il est téléguidé par la France CFA bi moomuñu ko c'est la banque centrale de Paris et le ministre des finances bu France ñoo moom CFA bi dama ne fi ñu jëm xamuñu ko et puis Macky Sall ci boppam moom mësta bëgg CFA bi Macky gëmu ko mais c'est la France qui l'a obligé pour mu gëm ko Macky la ca xolam gëmul CFA bi Macky Sall ba soñoon Sénégal ay building yi ki autoroute koy wër mais wrong direction bi nga xam ne moom lañ jël dañ ko imposer moom ci boppam xam na ni réew mi doxut ñi ànd ak moom wóor na leen ne séddoo te li ci gën a bon moo cette division ethnique li ci gën a bon cette discrimination raciale boo xam ne ñu ngi jebbi te kenn xamul fu mu jëm te lii may wax nang lu am la lépp nag du Macky Sall Macky amul problème mu race bañ na ko ba ci séeréer yi ak wolof yi la ay xaritam ne ca la am jabar ca la am lépp mais formule bi c'est la France moo koy imposer pour moom fu mën a jaar ba manigancer le peuple sénégalais université bi nga xam ne moo waroon jàpp ci dañ koo débranché étudiants yi xamuñu lu bari parce que benn jàngaluñu leen même jàngal leen tubaab pour ñu comprendre li professeur yi bu wax dañoo lànk xale sax tubaab dégguñu ko ndax yi nga xam ne moom lañ nekkee dama ne du Sonko moo koy dindi du Macky Sall koy dindi du Idrissa Seck koy indi kii du problème mu benn nit c'est le peuple sénégalais qui doit prendre la responsabilité. Il nous faudrait une libération totale. Il nous faudrait une indépendance. Il nous faudrait une rupture contre cette dépendance bi nga xam ne moo ñu bëgg a rey. D'abord, pourquoi la France suñ maam dañu yu bokk mooy booloo lu nuróoy ànd loolu lañ suñu maam jàngal tubaab bi recopier ko dans la philosophie africaine ne tout ce qui se ressemble s'assemble. Vous me dites qu'est-ce que nous avons de commun avec l'homme blanc? Rien. Amul lenn loo xam ne nuróol lañ ko ak tubaab bi fin yàlla wàcce bokkul muy orientation géographique différente der bi bokkul ay bakkan nuróolewuñ ko lekk gi bokkul végétation yi bokkul culture bi bokkul diine ji bokkul ni ñuy sëye bokkul fii Sénégal ak Afrique dañuy tàng jër français du guy ñoom ñuy naan sàngar di lekk mbaam xuux noonu nu araamal ko pourquoi ñu dëgër bopp ne li faj tubaab bi moo di faj et que nous avons rien de commun parce que nous avons des intellectuels paresseux nous avons des intellectuels tricheurs nous avons des intellectuels yoo xam ne politique bi ci lañ dugg pour lan pour mën a am milliard parce que Sénégal boo nekkee ministre 1 an denc milliard boo nekkee ministre nekk milliard Macky Sall venu de nulle part man ak moom ñoo nekk noonu fii ci Amérique te billaahi mënuma billaahi bi nekkee fii mënuma bu ma ko mënuma diggante fi lum dee ay 7 milliards ay 8 milliards ay milliards yu mu denc la ñuy wax doomam gënta intelligence samay doom billaahi doomam gënta intelligence samay doom ñi ngi fii ma dugal ci kale ñuy jàng fii billaahi wallaahi doomi Macky Sall gënta intelligence samay doom parce que il gère l'argent et le pouvoir sénégalais ces enfants dañoo war a ñëw profito man samay doom ma di leen yóbbu ci public school damay naqari et dama koy wax man j'ai combattu avec les Américains au moment bi ñu wax affaire Ebola beaucoup de gens ont laissé passer mais man bi ñu songee samay doom damaa taxaw dóoranteeg ñoom i kurpeñ
ba mu sedd guy ba Obama a intervenu, le ministre de l'éducation a intervenu, le maire de New York a intervenu, Department of Education woo nañ ma sama kër ñëw seet si ma balu ma àq ma moom sama réew la dëkk Sénégal am fa wàll samay doom am fa aw wàll doomi Macky Sall jël avion ñëw fii di jàng ak dugg ci université yu baax sama doom di langaama ci école yi dama ne ak ñàkk fay la ak ñàkk fulla la jóg leen ngeen taxaw ngeen laaj réew mi yéen a ko moom Macky Sall xam na ko. Vous représentez 82% de la population bu leen seeni yaay jàppalee raw ngeen élection yi jàll gis ngeen ko naka jekk waxoon naa leen ne leen Macky dañ leen duma yu metti Macky dañ leen duma yu metti parce que la vieille école coloniale le même système politique mooy continuer Sénégal Macky dañ ko faa teg rek muy un jeune né avant les indépendances mais ñi doxal réew mi ñi doxal ay dinosaures lañu yoo xam ne ñi ngi ci ginnaaw Macky làqu ñoo jël réew mi di ko séddale ak di ko joxe ak di def lañ cay def yéen xale yi ngeen di xoole dama ne l'éducation au Sénégal chaque classe bu nekk 20 élèves 25 élèves ba 30 élèves waru koo passé ba 35 élèves waru koo passé mais jël bi ab classe def ca 100 et quelques xale yu ndaw ñàkkoo leen préparé woo leen seetoo leen seen tanitation loolu boole leen ñu doon en groupe ci benn classroom loolu dafa daganul te rafetul xale yi lu gàtt waroon leen di ñàkk waxuma la ak nag ñu posone leen dañ leen a posone bi leen def mooy ndox mi nga xam ne Senelec mi ngi koy liggéey Senelec mi leen koy jox ndox mi baaxul am SONES mi ndox mi baaxul Senelec coupure de courant yi muy def suñ biberon yi doom yi da nga am di yàqu ñu di ko nàmpale xale yi baaxul tubaab yi ñi nga def ñëw frigo dañ ne frigo di ca fanaan bu décongelé lekk ko wala nga sànni ko mais duñ def loolu ci lañ profité ñun jox ko suñu doom ñu lekk xale yëpp dañ leen empoisonné man la kaa xam naa ci dara indi naa fi sama doom maa ngi def traitement yi fii biñ ko xoolee kayit hôpital am na 5% de plomb 5% contamination am na ko 5% contamination am na ko yaa ngi dégg muy mbir moo xam ne Sénégal non seulement nit ñi mais ñëpp ci war a jóg ba ci waxtaan ci dama ne jeunes yaa ngi bëgg a dee torox nañ lii ay bàmmeel ci tefes gi parce que man damay liggéey ak i ONG damay ànd ak ONG di dem fenn di dem fu ne laay dem dama ne lii dee ci géej gi ak bàmmeel li fi nekk nga xam ne ay Sénégalais dañoo tàggu woon seen ndey wala ñu rocc ko dem gël gaal gi dem ñu dee di tëmb ci ndéej bi billaahi wallaahi ku leen ko waxoon da ngeen yuuxu doomi Macky Sall di ca dee ab jarbaatam di ci dee Sénégal nii la mas a tëdde Macky Sall n'a fait que prendre le témoin dama ne Macky mënu ci dara Macky sañu ci dara Macky lii muy def dañ ko obligé te sañu koo bañ Université de Dakar bu français sañoon ay nilaar ngeen di doon parce que bëgguñu ngeen trouver mathématique bi nga xam ne moo leen di trouver ñoom suñ kilifa yi diine yi aussi fi ñu leen naxee mooy la laïcité ak la franc-maçonnerie parce que la culture politique fenn lay juddoo ci ñaari tànk laa la ko mën a waxee politique ay tànk la dox di dem di waaxuy dem benn tànk bi ñu ko wéer ci la croyance maanaam ay ngëm-ngëm nit la mu gëm ca nga ko mën a nax ca nga ko mën a jàppale ca nga ko mën a defar moo tax les croyances doon lu am solo beneen tànk ba ca des c'est la culture par la culture aada ji ak cosaan ji ak intérêt yi foofu la politiciens yi xool nocc ci un projet politique ana nuñ def la franc-maçonnerie leen jël indi teg ko muy seen culture politique nga xam ne séddoo rek séddoo beneen tànk bi ci des ñemewuñu l'islam parce que Sénégal 95% musulmans la 100% croyants ñemewuñu l'islam moo tax ana lu ñu def dañoo dem jëli la laïcité
imposer ko sénégalais yi sëriñ bu bëgg ubbi sa gémmiñ rek ñu la noppil ndax laïcité fi ne ci 95% de personnes. tey assemblée nationale amul benn nit bu fa ñemee dugal kaamilu alxuraan assemblée nationale amul kenn ku fa ñemee ne wax leen bismillahi rahmaani rahim tàllal ñaan bala ñoo commencé mais non Ablaye Wade da ko fa ñeme woon. dama ne fi mu jëm xamuñu ko waajuñu te ñi nga xam ne ñooy téeñ bi ñi nga xam ne ñoo yor téeñ bi dëgg-dëgg mooy xale yi une jeunesse de 82% oubliée. xale yi bu jóg ubbi sa gémmiñ parce que chaîne de télévision yi ñi addi soxoon naa leen ko Iran Ndaw ba ci oustaz Aliou Sall kenn wértuwul seen xam-xam mais ay limite lañ am ñoom ñëpp franc-maçon yi la ñuy liggéeyal te xamuñu ko oustaz Aliou Sall Iran Ndaw ak ñi ne ci télé bi mbap yi di wax dama ne franc-maçon yi la ñuy liggéeyal te xamuñu ko. télévision Youssou Ndour bi franc-maçon yi ko moom daanaka yii nga xam ne mooy jaxasoo ci Sénégal nga ne tubaab bee koy jaxase ba mu jaxasoo bu nu bëggee nelawloo Iran Ndaw wala Oustaz Aliou Sall moo cay waxtaan def ci ab débat boo xam ne moom du ko xam sax ndeysaan bu ko defee askan wi nelaw ñoom ñu def lañ bëgg dama ne il faut ñu jóg taxaw. il faut ñu yeewu il faut ñu xam ne le Sénégal nous appartient tous dama ne encore une fois le problème n'est pas Macky Sall la solution n'est pas Sonko la solution n'est pas Idrissa Seck li lay won ne opposition bi ñoo gën a bet ci àdduna 47 partis 47 kenn ku ne xool sa intérêt personnel bu doon présidence sa élection présidentielle mën naa am sens mais bu boobaa du baax pourquoi du baax mooy 47 yi kenn ku ne da nga bëgg poste ministériel kon 47 ministres yi moom placé wu na ba pare nga door a tànn as maanaam ñoom seen bopp ñoo koy séddoo faf te le Sénégal a besoin de la science le Sénégal a besoin des académiciens le Sénégal a besoin des révolutionnaires le Sénégal a besoin des travailleurs et le syndicalisme les syndicats du Sénégal ñoo waroon a jóg taxaw am fulla dégager benn proposition surtout reprendre les assises nationales parce que mooy projet bi nga xam ne ba Sénégal di Sénégal ba léegi mosuñu am benn bu dul boobu le communisme ñi ko doon samp ñoom leen xamuñu fu Sénégal féete Karl Marx boo ko noonu tey fu Tuubaa Mbàkke ne xamu ko le libéralisme tey ñi nga xam ne ñoo ko sos amul koo ci ne cilmaxa fu mu ne xamu ko la démocratie bi ñu jël di publier ñoo ko créer seen bopp mu benn langage boo xam ne ci leen bëgg communiquer ñu def ko langage politique di ci nax nit ñi yii yëpp ay xeeti pour technique la du dara depuis que le Sénégal ne sont pas des nullards l'Afrique ne sont pas des nullards ndax bopp réew mu la ëppi làkk moo la gën a intelligent l'Afrique détient 37% làkk adduna bi les occidentaux 3% lañ ci am kon heavy duty suñu yuur yi heavy duty la heavy duty mooy suñu yuur yi kon tey bu ñu demee ba tubaab bi naan tëddal ak tàlleel ak awal fii ci noonu la dama ne jóg jot na jubli suñu bopp jot na une révolte contre les politiciens d'abord la France bi muy libéré boppam Bastille mais xeexul ak i jàmbur ay groupe yu taxaw rek bëgg a jaxasoo France jóg les Parisiens jóg ñu songoo à la Bastille ba France moom boppam ñun ñii ana ñu ni bëgg a rey politiciens yi ñu ni bëgg a rey politiciens yi ñooy kuddu français yi buñ jógoon nag lijjanti leen France yi dootuñu lekk kenn waxu fi loo xam ne wax ju bon la kenn def fi jëf ci ñaaw la mais nit bu fekkee ne jaaxle na boppam tëju du xamante lu muy wax
xale yi di saaga lépp lii rek moo leen ci yóbbee. manifester nañ kenn faalewu leen bind nañ ay lettre kenn faalewu leen grève nañ kenn faalewu leen grève de faim kenn faalewu leen boycotté nañ kenn faalewu leen xale yi dañoo amatul jot seen kër la ñuy toog taal internet bi ak Facebook bi di saaga seen ndey guddi ak bëccëg te mu leen koo faj parce que xamatul lu ñuy def parce que dañoo am wàll ci réew ñu confisqué ko. Un Sénégalais qui doit aller qui doit avoir sa carte d'identité nga ne ko doo fi am carte d'identité. Le premier rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'est identifier les populations. Avoir une carte d'identité boo xam ne ci ngay sukkandiku boo xam askan wi. Malheureusement depuis Valdiodio Ndiaye le Sénégalais n'arrive pas à trouver sa carte d'identité. Le Sénégalais dañ ko privé aux élections carte électeur amu ko ba heure bi ma lay wax ministres yi Sénégal yëpp 90% jugement supplétif la ñu am jugement la ñu am 90% ministres yi jugement supplétif la ñu am ak màggat la ñuy for yóbbu ko tribunal bind jugement mag mi waat ne giñ naa ci barke yàlla ne bi sàngam la juddu ñu defal ko jugement parce que la France n'a jamais souhaité ñu xam nombre bi ñu doon nombre bi sunu nombre bi bëggul ñu xam ko ba ci recensement yi fi amoon 74 dafa faussé ba heure bi ay statistiques dañuy à peu près waaye mënuñu nombre duñ ko xam mukk extrait de naissance yi demal mairie boo demal ci ngay xool chambre yi nga xam ne fa lañ koy denc ay gaabish bac ci lañ ko sol teg des informations qui devraient être électronisées ñu ne ci âge boo xam ne c'est l'âge de l'électronique l'âge de la civilisation électronique l'âge de l'information ñu téye yu di bild ay dof di bild ñu bëgg a dooni mbaam xuux di bild ñu war a doon leneen dañuy lànk. Et ces jeunes-là qui sont au Sénégal et ces jeunes Sénégalais de la diaspora ñu nekk diaspora bi juste am ngeen opportunité pour jàng université yi ubbi na pour yéena ko moom malgré ñi fi ñëw sax amuñu këyit am doon jeune y a la formation professionnelle bu nekk fi te kenn amul discrimination ña nekk Sénégal ñoom laay yërëm ñoom laay jooyal ñoo tax may wax te kat ñoom ñoonu ëpp ndax ña nga toog Sénégal aussi te réew ma ñoo ko moom alal ji politiciens yi sàcc kenn ku ne yor sa milliard dénkaane ko ci banque yi nan def nañ ci benn révolte populaire jàpp leen ku ci am milliard ñu yóbbu ca jumaa ji wékk la wala yóbbu ci église ba wékk la wala yóbbu stade ba wékk la man Sékou Touré moo ma dundal dama ne Sékou Touré moo ma nàmpal Cheikh Anta Diop képp laa xam bëggumaa xam keneen dama ne en matière de politique dama cee mûr yii moo wote yii damay reeloo les députés de la diaspora gi amoon dama ciy rus le gouvernement a manipulé des gens a manipulé l'opposition fii rek à New York ci Amérique état Amérique juróomi nit a ngi ci ñoo xam ne état bi lañ doon dawal pour lan Ablaye di ñàkk bañ a am carte bañ a am carte wala ki bëgg Macky lay woteel kenn mënu ci dara mais ki xam day làmbe fu mu war a dem dañuy wut benn poltron wutal ko kees mu di leen nax ñu di ko woteel pour lan pour wàññi carte PDS moo tax PDS daanu mais Amérique PDS ko moom man je ne suis pas du PDS gawuma PDS mosuma cee bokk Ablaye Wade nag ba ma ko xamee yàgg na dama daan intervenir ci ay conférence am en France je te dis depuis 1975 ba heure bi à Paris fu Ablaye Wade wootee maa nga fa te mosuma ànd ak moom li tax ma contrôle ko doon sax moom laa contre doon sax moom mais ñi ko wëroon Ablaye daa mel ne bëggut ku baax mu ànd ak moom ñi ko wëroon dama cee gisul ku jub dama cee gisul waxkatu dëgg dama cee gisul ku jàngut ay opportuniste laa ci gis yoo xam ne bu Wade tegee $100,000 mën na jëloo si dem yu mel noonu man du ma ci ànd moo tax à chaque intervention en France
su ma waa PDS yi di téye naan ma doo wax Abdoulaye Wade danaan donne-lui la parole bàyyi leen ko mu wax. C'est un gosse éloquent. Et en ce moment-là j'appartenais au parti communiste français man communiste la nëbb suma ko nëbb man j'accompagne Georges Marchais un peu partout en France man Georges Marchais la man communiste laa woon maa dem ba xool le communisme n'arrange pas l'Afrique mu wiire ci la révolution bàyyi la ma doon lépp fekk Sékou Touré Guinée làmbu tuuma ay ponkal laa waxtaanal ba pare fekkee jamono ji teg sama bët ci lu bari dama ne xale yi yéen a moom réew mi génn leen ngeen laaj ko ay élections yi du leen ko jox parce que c'est la France qui contrôle Assemblée nationale du Sénégal du dara ce sont des francs-maçons réunis seddoo culture de partage fa nekk seddoo français ko defee noonu pour lan président bi mu fi teg Assemblée nationale di ko jàppale waaye defu ko fi muy assemblée boo xam ne dafay nekk pour dimbali sénégalais yi buñ doon nit dof yeewu jot na le Sénégal nous appartient kenn ku ci ne di ma déglu tàmbalee 20 ans jëm kaw boo jeexee sa bopp gis ci bijaaw muñal kenn du muñ dara muñunu yàlla ba mu nuy muñ loo xam ne paragraphe bi nu war a muñi xam na ko waaye li la yàlla jox nga war koo tedde war caa suturlu war caa wéeru jaamu yàlla am ponkal di ko jël di ko joxi doomam di jox ay jabar muy tikkee ka taxawaalu ñoo naan la muñal boo muñee doon nit te doo jullit daa mbar nu muñee bu leen kenn nax yanaa ndaw yi wax du dëgg muñ ki muñ dëgg ki muñ mooy gor si taxaw ne jox ma sama wàll yow kookoy gor kooko muñ moo am fulla waaye la nga xam ne moom nga jariñoo la nga xam ne ca nga war am ay nit na ko pellam lekk ñu tàppal naan la muñal te ka naan la muñal seddu na dama ne kan xoolaat suñu bopp it's time to stand up te rëkk taabal ji laaj suñuy droit et nous avons le droit de le faire ndax dafa metti yàgg dama ne leen man sama maam ña ngi ko daanele Toubacouta il a combattu avec la France pendant 7 ans te jotoo la ñoom dara jànkatub alxuraan la yore ni daaraam il a été abattu mon grand-père a été abattu à Toubacouta sous la complicité de Moussa Molo bi ko tubaab bi rey lu tubaab bi def tubaab bi da ko dagg ci digg bi la ko dagg sol ci mbuusam yóbbu Paris la ca des ñu suul ko Toubacouta booba ba nëgë ni ay atti ay siècle dox sama digg ak moom may sentir les mêmes souffrances un président de la République qui vient avec sa famille mais la man sama maam déewul woon un Sénégalais qui vient avec sa famille seddoo réew mi ba nga xam ne ña nga xam ne seeni maam a taxaw joxe seen bakkan musuñu faa fayu ab salaire musuñu faa dajale ñaari dërëm ba ni gone leen takk seen bagage daw parce que dem nañ ba wóolu ñu réew mi ñu dem ci àll bi rayante ji te ban àgg ci àll bi dañ leen a considérer respecté leen ñu am ndam góorgóorlu jàng di tekki tey yor seenu njaboot te ba nga ni Sénégal dama ne Kajoor le Kajoor peut nourrir le Sénégal Kajoor képp yàlla dogal suuf sépp zircon la zirconu jogo boobu ba nga dugg ngumbale jàll àll boobu ba ci biir Kajoor ba ngay dem waa daan sugg àll bu xonq boobu alal ji dul jeex moo ne ci suuf si université duñ leen ko xamloo ndax bëgguñu informer askan wi service des mines du Sénégal parce que la cartographie minière du Sénégal noppi na depuis 58 ñu ngi ci loxoy tubaab yi ñu téye ñu diñ pédale diñ dawal te ko wax ñu ne la yóbbu ca kaso ba yàlla dogal man Afrique ma ñor Afrique ma intéressé je me combats pour l'unité africaine africains yi ñooy ñi nga xam ne bu dul woon ñoom tubaab du am tubaab mi ngi jóge ci l'homme noir dama ne sans man tubaab du am tubaab ci man la nocc ko génn suñu borom juróom-benni doomu aadama la ma sa defar juróom-benni yëpp juróomi doomi aadama juróom yëpp Afrique la juddoo
Afrique la juróom bi yëpp juddoo kenn képp moo ci jéggi dem topp Méditerranée dem ba àgg France jur fa tubaab mais nag après 1000 years la fa jur tubaab la ko dépigmenté sinon yi après leen ñëw kon man mii di homo sapiens sapiens c'est moi qui a peuplé le reste du monde bu fekkee ne respecté wuñ ma ba di may yan ay saaku di may am ala ñuy duma di ko jël ci man lay bëgg a doon erreur bi nga xam ne am na suñ diggante ak tubaab bi mooy tubaab bi ñoo ko defar ci noonu la génne mais on lui a laissé mu créer une civilisation artificielle civilisation ca lay doxe moo tax pour ñu mën a defante ak ñoom dana difficile ñii nu waroon a dimbali muy suñuy doom ñu jël leen yóbbu ñu jege tubaab bi jàng ba xam li tubaab bi xam bin ñi bisee doon ay complexe yoo xam ne dama ne amul ku ci mën a tëgg satal ak njàpp nous sommes toujours des dépendants parce que ci ñoom lan yaa des intellectuels dama ne heure bii amul benn laboratoire Sénégal bu mën defar ay seringue amul ba heure bii laa la wax sa bopp bi metti aspirine amul benn pharmacie bu ko mën a defar Sénégal ba heure bi ñuy wax ay dàll buñ ko bëggee Maroc lañ koy jënde te ngaay mexe nekk fii bu fa université bu fa doon benn université képp buy liggéey ciy dàll dama ne ay industrie daañu ko am ñu topp politiciens yi di yàpp-yàppi politiciens yi woo yenn marabu corrompre leen jël alal réew mi di leen ko jox te ni wuyoo yàlla te kenn ku ci ne xam na ne alali mbooloo nit waru koo jëme ci gémmiñ alali mbooloo nit waru koo jëme ci gémmiñ li tax ñu ñeme ko nag dafa am ñoo xam ne sama classe gi ñu ci baree bari daañu toog une semaine fàtte ne daañu génn àdduna dama ne am na ñoo xam ne daañu am une semaine seen xel du dem ci ne daañu mas a dee ban suul leen te ki nga xam ne dañ koy suul mooy boroom wërsëg ndax daa dee ci kanami bokkam ay bokkam defar ko ba mu baax gas 4 mètres sànni ko ci biir kooku ay boroom wërsëg nokkos ko ba mu ne pekk te bu nee wëriñ malaaka mi ñëw dama ne ku ci lekk loo moomul billaay walaay boo dee da nga dem sawara surtout xaalis bi nga xam ne chrétiens yi ci la ñu bokk laago yi ci la ñu bokk silmaxa yi ci la ñu bokk lafañ ci la ñu bokk taalibe yi ci la ñu bokk ñi dee ci géej gi ci la ñu bokk xale yi bëgg a ñëw ci la ñu bokk yow nga ne man danaa ko jël jox ci sama jabar mu ñëw New York kii di fi jënd ay saagi $30 $30,000 ay saagi $40,000 ay fashion fair yoo xam ne dana ci jaay lu mat $200,000 di ko séddale ay xaritam su ndey des kajoor di soq di bojj di dem ci dàgga ji di yenoo ay biñuwaar ko ku ne ab jullit nga man ko dang nax nga sa bopp te am naa yaakaar ne Serigne Touba liggéeyal nañu lu gën lii ni nag daañu ko dig aw ñam wi ne fi kanam waaye doo xam nu mu koy lekke loolu moo nu dal dama ne xale yi yéen a moom Sénégal la répétition est une notion pédagogique moo tax ma ci dellusiwaat parce que dama ne le Sénégal appartient à la jeunesse yéen xale yi yéen a moom Sénégal ak seen ndey seen yaay yi ñi ngi bëgg a dugg mag te sonn nañ il faudrait une révolte au niveau du Sénégal accompagnée par l'université et les universités ak écoles yi accompagnée par le syndicat une révolte accompagnée par les immigrés et les fils d'immigrés ndax am na ñoo xam ne ban juddoo la seen baay dem ñu ngi ci 22 ans seen bët bi teguñu ko ci seen baay dama ne it's time to wake up, to stand up, to ask for right. dama ne nit mooy jóg am matam laaj kattanam laaj dooleem le cas de Assane Diouf fii man Assane sama jarbaat la ma xam ko bu yàgg a wax ak moom yii ñuy wax ci gi yëpp ne waxuñu dëgg Assane depuis 75 mi ngi am problème immigration di dem di ñëw di dem di dikk jotewul ak lii dara c'est que na ñii xam nañ lu mel noonu xëy na informé na FBI
FBI dikk ci moom ba mu ci noppee da koy delloo immigration gisaat këyit yi xam ne kii am na fi ay lu ñu ko war a toppee. am na ñu nekk fii ci dëkk bi il travaille pour l'État du Sénégal médias yi ñu wax ci web bi ñu fi bëri dañuy fenn waxuñu dëgg xaalis lañ leen jox ñu nekk fi di gërëmaate ak wax yoo xam ne ànduñu ak Assane ànduñu ak état bi ànduñu ak Assane ab groupe lañ xam nañ leen ils sont finance dañ leen a may xaalis ñu nekk fi ànduñu ak Assane ànduñu ak état bi di wax di maasale wax di rafetal ay Sénégalais ne fii ci réew mi laa la wax de ñu ci Facebook bi dañuy jooyal Assane mais ànduñu ak moom état du Sénégal lañ àndal yii ñu wax waxi naa féq dong la Assane am na problème comme ni ko ñëpp mas a amee bu soobee yàlla mën na cee génn comme ci ñu bari génne mbir mi loolu rek la waaw waaye man Ousmane Dramé yàlla mën na tooloolu nit mun maa détourné Cheikhou Touré dama ne moo ma toqi maa dëkk ak moom ñetti at këram ñu toog di ndékki maa ngi moom ñooy ndékkee ndóog bu ñu tegee kaas ma jël sama kaas naan Cheikhou Touré jël kaasam ma xam ko ma nekk ca këram pendant ñetti at j'ai animé les PRL le pouvoir révolutionnaire parti pouvoir révolutionnaire bu bolo bi ne laa nekkoon man dama j'ai animé des conférences pour la révolution guinéenne kon benn kuddu ceeb man mënumaa tax a daw doole ci sama maam dagg ak genn wàllam ñu dagg ko yóbbu Paris dama ne ñi nga xam ne venu de nulle part barke Cheikhul Khadim mënuma cee bërël mburu ma lekk ko mu saf dafa jot ñu reprendre le Sénégal qui est notre Sénégal dafa jot ñu am suñ indépendance totale dafa jot la CEDEAO dajaloo waxtaan génn seen xaalisu bopp dafa jot la CEDEAO ci boppam doon menn réew drapeau yu bari yi ëpp na te jaaduwul pourquoi cette division au niveau de l'Afrique pour mieux gérer son Afrique au temps de la colonisation la France avait regroupé ses colonies comme des animaux comme des troupeaux tudde ko AOF Afrique occidentale française c'était quoi réunir pour mieux gérer bi ko Nations Unies interpellé Nations Unies yoo leen interpellé ne il faudrait les indépendances parce que li ñu bëgg léegi nous allons prendre la démocratie mu doon culture ak langage politique boo xam ne moom la ñuy utiliser pour mën a wax ak àdduna bi moo tax Nations Unies choisir la démocratie muy langage universel de la politique yow mënoo coloniser nit ba pare di ko jàngal démocratie yenul maanaa sax moo tax les Nations Unies ont obligé la France ne leen dem leen Afrique ngeen libérer leen te jàng leen la voie de la démocratie pour ñu mën a participer nous sommes pas des nullards mais depuis l'indépendance ba léegi il y a aucun pays africain bu qualifié ci démocratie kon France mi ñu jàppoon pour ñu jàng defu ko la France devrait nous réunir ñu ànd comme na mu defoon pour mieux gérer créer benn état fédéral de l'Afrique mais la France n'a jamais France musu koo xalaat a def la France a préféré nous diviser comme des troupeaux wutal nu ay sagari drapeau même suñ turi dëkk yi tànnuñu ko suñ turi dëkk yi Dakar turi tubaabee nu tànnal turi Dakar turu Dakar tubaabee tànn turi Dakar Saint-Louis turi yëpp tubaabee nu ko tànnal dama ne kuddu gi nii lekke ba nëgën mënuñu ko tëgg Sénégal dañ ko jënd ji Dubaï nous sommes des consommateurs de l'industrie moderne ñun duñ ay nit tubaab bi moo defari factory fépp ay industrie ñëw di jël suñu alal suñu ressource minière di ko yóbbu di ko tasaare ci seen usines yi seeni doom di liggéey ñun ñu din bayloo ñu di leen bayee gerte ñëw ñu ko ëndunu xaalis ca gerte ga ñu jël xaalis boobu delloo leen ko jënd koy kuddoo ki paaka te ñu am université boo xam ne moo waroon taxaw ubbi bopp yi mais mënta dem parce que ni ñu ko designé bëgguñu seen bopp yeewu te université buñ gréew ba gréew bu mag buñ gréew xam nga lu ñuy wax mburu mi nu jox doyul wala ceeb bi dafa am luy ñuul ci biir mais amul benn étudiant yu groupe jóg naan la zircon wala mu jóg naan la pétrole wala mu jóg naan la oil wala mu jóg la wax leneen étudiants yi bu ñu jógee manifester rek koppar yi ñu leen war a jox te joxuñu leen ko
wala ceeb ba leen toggal neexul wala ñu fóon ginaar yi mu xasaw ñu génn ci mbedd yor seeni pancarte bu fekkee ne bëgg nañoo liggéey daanu jóg seet yoon wuñ jaar. Maître Abdoulaye Wade il serait utile pour le Sénégal. Pourquoi utile pour le Sénégal? Toute sa jeunesse ci politique la ko def toute sa vie pour yor Sénégal moom sene ci bopp bi. Abdoulaye Wade encore je fais pas de la politique et je ne suis pas du PDS. signes yi ma gis rek ak Abdoulaye ni waroon defee nekkul génn ci Wade warut a génn ci mbedd mi. Wade est le père des Sénégalais ndax mën naa jur genn wàll réew mépp beneen ba ca des mooy non seulement expérience bi nga xam ne am na ko il a connu les grands du monde non seulement il a connu les grands mais Wade a enseigné dans les facultés. Wade aussi non seulement xalifa généraux yi nekk Sénégal ku fa mas a doon xalifa Wade xam na la toog nga ak Wade ku fa mas a doon kilifa ak diine dama ne Wade toog na ak yow. Les politiciens yi nekk Sénégal ñëpp ku ci awul PDS toog nga am occasion bu waxee ak Wade. Abdoulaye Wade moo gën a ñeme tubaab ñi fi mas a jaar ñëpp ndax Wade baaramam bi ñeme ko dugal ci bëtu tubaab waxuma ñi muy àndana ñi muy ànd ay opportuniste lañ ay nit ñoo xam ne bu lay ko ci Macky Sall woone les milliards yi nga jël say bagages ñoom ñëpp nag mel nu Wade laay wax mel nu Abdoulaye Wade laay wax waaw mel nu Abdoulaye Wade laay wax ma dikkee ñaa biir bi fees na bu Macky Salloon 50 minutes du jóg biir bi fees na alal ji du jeex la yor dama ne ñi àndoon ak Wade te lim leen mosaloon jeex na dama ne fu Macky génnee 10 000 ñu daw fekki ko dëkki lan di ci wor askan wi di ci nax gone yi di ci nax xale yoo xam ne yàlla dogal Sénégal dama ne jeunes yi ñoo ko moom ak seen ndey seeni ndey 30 ans ci la ñuy toll jeunes yi 25 ans jëm suuf dama ne 82% de la population du Sénégal amuñu 22 ans amuñu 25 ans. Assemblée nationale ay màggat yoo xam ne ak i opportuniste ay salopards yoo xam ne ay franc-maçon lañ ma am ci lu ma wóor dama ne Assemblée nationale il faut nga accepter cette culture franc-maçonnique ndax barab la boo xam ne da nga fay dem pour séddu Assemblée nationale dañuy ngay séddu waaw immigré yi moodi yi ma def ne yeewu nañ ndek ñoo gën a do feebar ñëpp ñoo xam ne nanguñoo bàyyi xale yi dem ay màggat yoo xam ne defe nañ mën nañoo wote pour doon député ñëw retraité Assemblée nationale te réew mi ay xaleen yu ndaw ne fii ci faculté yi di jàng xale yi ëpp avenir nekk fii ñu négligé leen xale yi ñu war di leen déglu wala ñu jiital leen waaye képp kuy xutba ba doole buy xutba bu ne da ngay dégg mu naan xale yi muñ leen te jaamu yàlla nangam c'est pas vrai dangaa war ne gouvernement bi xam nga lan la génneel koppar yi nga teg ko ci taabal yi xale yi ñoo moom xaalis ay école lañ bëgg tabaxali école yow gouvernement bi jógal taxaw xaalis bi xale yi ko moom dama bëgg nga tabax institut de formation ci la xale yi dugg waaye di xutba naan muñ leen ak jaamu leen yàlla ak sëñ bi neen nangam waxu leen dëgg ginaar yi leen di indil guddi ceeb bi ñu leen di jox ak bu ngeen di gàmmu ñu indi leen ni nag loolu ngeen di sàmm waaye Sénégal le Sénégal ne vous intéresse pas waaw nelaw ngeen xale yépp nelaw xale bu sa doom bu jógee ba ne papa ragal laa tàggu dugg ci géej gi dee xale bu am jom ak ne boo ko defaroon mu baax sàng laa leen ne rek kii Assane Diouf il est 10 000 fois plus intelligent que le fils de Macky Sall billahi wallahi nañ jël Assane Diouf boole ko ak doomi Macky Sall moo yóbbu leen La Guardia Institut ñu jàng fa aviation dama ne billahi Assane Diouf dana naawal avion doomi Macky jóg fi mu toog dama ne kenn indi Assane Diouf wutal ko taxi wutal doomi Macky Sall taxi billahi daañu nangu oto bi ci doomi Macky ndax du mën a liggéey kenn jëndal Assane Diouf marchandise mu dóor ko ci boulevard bi jëndal doomi Macky Sall marchandise ñu dóor ko ci boulevard bi barke Serigne Bamba Assane na jaay marchandise mu jaayal ko Assane ko man ci juróom-ñaari boor yépp ku mel noonu doon victime nga di ko boole ñu di ko jàpp parce que mer na lim laaj mu son droit nanguwoo ko jox mais day saaga sa ndey jox ma carte d'identité nga lànk nanguwoo koo jox carte
d'identité jox ma carte électeur nga lànk damaa bëgg wote nga ne doo fi wotee ñu gis la sa jabar ñëw fii ci may si dafa jënd ay saagi $30,000 di jënd ci cosmétique loo xam ne kenn xamul nu mu toll jënd wulisu saag saag yi 30,000 40,000 20,000 10,000 boo demee Sénégal séddale ah Assane dàq jàng Assane ëpp fit sa doom Assane ëpp billaahi wallaahi ak yàlla bu ma teg Sëriñ Bamba Assane Diouf boo ko boolee doomi Macky Sall mën na koo takk ci bu nu doon xeex sax Assane dina ko duma dama ne kenn jël Assane léegi boole ko doomi Macky Sall yóbbu leen laa war a jaa ñu jànge aviation Assane dana yëkkate avion te moom du yóbbu fi mu toog xale bu toll noonu liñ ci xalaat mooy ñu def ko ci kaso bi te yaa ko tooñ parce que lim lay laaj c'est son devoir nangu ko koo jox fay nga ay nit ñu nekk fii neexal ay hypocrite yor seeni rajo ak seeni Facebook di wax loo xam ne xamuñ ci dara Assane xam naa ko Assane problème bi mu am ak immigration yàgg na dafa tombeek nag mu dal ci lii sénégalais bu nag yu ci bari nag jaar nañ immigration ñibbi si waat ñu ngi seenu Assane mu ñëwaat jàmm ci noonu waaye bu fekkee ne gouvernement bi ñu intelligent la ñu intelligent duñ doxalee nii parce que public psychologie lañ jàngul Assane kenn ku ne xam ne ne kër sëñ Fallou la dëkk kenn ku ne xam ne sëñ Fallou lay nooyee kenn ku ne xam ne sëñ Fallou yemali ko ak dara bu fekkee ne gouvernement ñu intelligent lañ une délégation la ñuy def dem kër sëñ Fallou waxtaan ak xalifa ne ko sa taalibe bi kat moo ni wax lii mooy wax lii sëñ bi bu wooloo Assane waxtaan ak moom Assane dana teg léegi ci suuf waaye vous préférez le sacrifier mu mer ngeen di ko ruux di ko jañ di ko jami paaka di ko bëmax moom it muy tàng xol mi tàng noonu la mën a réagir bu fekkee ne def nga public psychologie pourcentage bi lii la wax bu fekkee ne sax 90% yi Macky Sall la ñu àndal dëgg la nañu ànd ak moom waaye na Macky nangu ne am na 10% yoonu ànduñu ak moom 10% yi am na ci 3 personnes yoo xam ne bu leen neex añandoo ak Macky Sall am na ci 3% yoo xam ne mën nañoo yóbbante mu dem ca Macky Sall am na ci deux yoo xam ne jotuwuñ ci Macky Sall mënuñ caa dem mënuñ caa yónnee waaye jéem nañ lu ne changement amut kooku bu demee ba fatt ba xol bi ceex saaga sa ndey lay def saaga sa ndey moom lay def saaga kenn ku ne xam ne baaxul amul benn Sénégal bu ñu yara saaga sëlwisewul te kenn bëgg koo def mais da nga dem ba fatt xëttu saaga dama ne ñu néew ñoo mës a saaga Sénégal danoo fatt saaga Assane daa fatt saaga xëtt saaga mbir mi loolu dong la am na ci itam benn pourcentage boo xam ne 2 la wala 1% dama ne 1% boobu moo gën a dangereux kooku il va répondre par la violence nit la koo xam ne billaahi bu ngeen jàkkaarloo ñu mën naa dóor balu pistolet sa bopp rey boppam am na ci koo xam ne laa wax bakkanam bii la jël ne yow daal fu ñu jàkkaarloo maa ngi yow daanu bokk bàmmeel te Assane n'est pas violent la violence n'est que verbale boo xool psychologie la publique laa yow n'est que verbale Assane insolent moo nu gënal mu violent te il n'est pas violent la violence est physique parfois psychologique da ngay torturer nit jàpp ni di ko torturer ci am xelam jàpp ni di ko woñaar di ko biis di ko tourner jàpp nit di ko bës ba mu am stress jóge fa xol ba dagg wala ki nem daanu ni ni xeexee lépp booy def psychologie da nga koy xam te yii ngeen di doxal ànd ko ak tubaab bi doxut yàlla dogal Sénégal ñuy ay bokki neen 5% chrétien yoo xam ne yàlla dogal ñu suñuy jarbaat yàlla dogal ñu suñuy nijaay yàlla dogal ñu suñuy bàjjan yàlla dogal nu bëggante yàlla dogal ñu bokk koñ dama ne 5% chrétien yooyu su màggal Tuubaa jotee dañuy ànd ak ñun màggal si bu tabaski jotee
dañuy daal di ñëw ànd ak ñun bokk tabaski gi ndaxam bu nu wareet dañuy ñëw ànd ak ñun waru dugg ci kër yi baalante àq ñoom bu pëppa ngeen xewle julli di ci boppam ñoo ëpp chrétien ndax bokk gun bokk ànd gun war a ànd ak kóllëre gu nekk ci nun doon lu yàgg te yàlla gëm dëkkandoo waxuma la ak ay bokk lañ du yàgg mukk ban jote ak ñoom ñaari tarixa jote moo gën a yomb chrétien yi jote ak tarixa wala mu jote ak jullit yi dama ne jot na ci suñu bopp ma dellu di encourager Serigne Moustapha Sy c'est un exemple Serigne Assane Mbacké c'est un exemple dama ko bëgg à tout cœur parce que nit bu fekkee ne mbooloo da la topp te mbooloo ma mënuñoo jóg nga xam ni ñi sonn na ñu ngi jóoti nga ne ñoo ket taxaw sëñ Tuubaa teg na la bët sëñ Assane barke Cheikhul Khadim ndam nga ciy jële Tuubaa nag pour mu mën a jaar yoon il faut ñu jóg nangu li sëñ Tuubaa bind ñu ànd ci ak moom li sëñ Tuubaa aaye ñu bàyyi ko ànd ci ak moom waaye ku jóg créer sa ay clan loolu day dem ba dëkk bi dara du ci yëngatu waaye yow ci sa bopp yaay mujj a alku wala doo tekki dara ci àdduna Tuubaa du dëkku séddoo Touba def ngeen ko ab commune mooy lan commune mooy commun luñ bokk ab séddoo commune mooy lu bu commun xam nga commune lu mu doon nga jël kër njaay jóob jël njaayeen jël ndongeen jël ngereen jël ab dëkk ak pël ga ak kër bàlla nga dajale leen boole leen muy ab commune bu ko defee ñoo am seen maire yi am seenu maire Touba melul noonu Touba du commune ba ko sëñ Touba di lijjanti maam yi kenn newu fa ay bokkam ci boppam newuñu fa moo sukk lijjantil ko boppam moomal ko boppam Touba c'est une province Touba jëkkam indépendance Sénégal Touba est une province nax yi ñu ni nax nag nax yooyu moo war a deñ Touba est une province kon ni Monaco mel ci biir France noonu la Touba mel ci biir Sénégal commune Touba du commune waxu leen dëgg maire ba na tekki ndomb ak tànkam du maire du dara commune mooy luñ bokk te Touba kenn bokk ko ak sëñ Touba Touba dëkku boppam la sëñ Touba moomal ko boppam ba muy sañ ci Touba réer na ay bokkam réeri taalibeem lu mat 3 semaines xamuñu fu mu ne ci lañ koy yóor ba fekk ko Touba googee mu toog mu xamal leen ne leen fii suñu borom may na ma fi loo xam ne alhamdulilahi rabbil alamin jumaa ji gën a guddi ci àdduna naa ko samp fii te boo Touba Balla la ay till ak i bukki rek a fa dëkk tey bu Touba demee ba nii mel nii ñu naan la commune de Touba damay rus ay intérêt la commune de Touba Touba day commune ngeen bali ngeen di wax Touba Mbàkke da ko mën a boot lépp ci nax yi la moo tax jeunes yi bu ñu delsee daañu indi réalité bu jeunes yi ñëwee taxaw xam nañ réew mi ñoo ko moom du ñàkk mag mais mag ñi nañ viser la politique bi nga xam ne mooy répondre aux besoins de la jeunesse kenn ayewul mag ñi gouverner mais nañ liggéey pour la jeunesse kër boo koy tabax da ngay tabax na ko borom kër ga bëggee Sénégal jeunes yi ñoo ko moom ak seeni ndey nañ liggéey réew mi nu ko xale yi bëggee nañ liggéey réew mi nu seeni ndey mën a nekk sécurité waaye séddoo bi moo war a dakk séddoo bi moo war a dakk président bu fi mas a jaar bu ne sa waa kër toroxuñu tey waaw ba heure bi am na ñoo xam ne jege nañ présidence passeport diplomatique lañ yor fu leen neex dem bañ ko daan ñoo aaye waaw lañ doon góone laatir waa këram njóobee nu dañoo war a sàqami waxuma léegi dañoo war a sàqami yoonaasu bu mag la dooro nga daanu deqale waa kër Buur Siin
Assane Diouf ñu bëri comprendre a une très grande philosophie. Assane xel mi mag maamam Buur Siin Kumba Ndofeen bi tubaab bi woo Serigne Touba dafa takk aw fosam topp ci ndax am kenn wóolu ko takk aw fosam topp ci ban demee ba àggit avant kenn di wax la jàkkaarloog tubaab bi jox ko baaraam ne ko sëriñ bi bàyyi ko jotuwu leen dara kii alxuraan la jàngale yorum njabootam talu la kii bokk leen aw yoon na nga génn ci moom la ko Buur Siin wax wañ ko nag jàkkaarloo ak sëriñ sa nga xam ne ñoom lañ woowoon mu leen ay doomeeraam ngeen tubaab bii tax ngeen tiit muy taqal sëñ Tuubaa ñëw leen ko mim yéenay doomeeraam Assane bu ko neexee tudde télé TV doomeeraam TV la koy tudde bu ko neexee Buur Siin moo ne yéen ñii toog fii doon 100 et quelque Sëriñ Tuubaa toog fii moom dong man kenn wu ma dawal sama fuus dikki fekke ko ngeen toog di seedeel tubaab bi li nga xam dara du ci dëgg yéenay doomeeraam Buur Siin a ko waxoon saaga wax leen du bon dem yoonam te jamono yooyu tax tuubul ay jullit a doon def loolu Assane bu ko ne tudd te doomeeraam TV dama it's time to stand up jóg ñu seet ban point la mën a jaar pour sauver notre pays. Le Sénégal souffre Serigne Moustapha Sy encore mënumaa bañ wax ci moom nit la koo xam ne man xam naa ko Tiwaawan laa dëkk Serigne Moustapha juróomi dërëm du fanaan ci loxoom ku dikk boo amee problème mën na la koo jox Serigne Moustapha boo amee problème téléphone am lay yëkkati woote Serigne Moustapha dafa bëgg ko am fulla Serigne Moustapha lii muy wax ci Sénégal juróomi dërëm taxut Serigne Moustapha boo koy xool dafa regg ba pare am aw fit moo tax sëñ Assane Mbàkke ku mel ne sëñ Moustapha war nga koo jege nga waxtaan ak moom ngeen joxante loxo parce que après tout ñëpp ay jullit lañ dama bëgg nga jege sëñ Moustapha Sy bu Tiwaawan laay wax ak dëggoom moo tax mënta nekkandoog ñu bari ak dëggoom moo tax mënta toogandoog ñu bari ci ñu bokkal ci benn taabal ma xam ko ñu màggandoo Tiwaawan muy nit ku jub nit ku gore nit ku xam la may wax parloo nag ak jaayate mooy li nga xam moo fatt Sénégal mais la jeunesse nañ jóg Serigne Moustapha maa lay ñaan man nga ci dara bul découragé jógal taxaw nga woo ku mel ne sëñ Assane woo ku mel ne Barthélémy Dias woo ku mel ne Khalifa Sall dama ne xale yu ndaw yooyu boo leen woo ab dërëm tiitalu leen te ñeme noonu jox lu leen neex te mën nañoo ànd ak yow liggéey il faudrait une révolution il faudrait une révolte pour sauver notre patrie le Sénégal Serigne Moustapha Sénégal gii nit mënatu fee lekk lu amul riba sëñ Moustapha nit mënta lekk Sénégal lu amul riba parce que la culture franc-maçonnique bi nga xam ne moom lañ tenee réew mi lépp ci culture de partage moo tax lu waay tibb riba nga ca te ñun waruñoo consommer riba moo tax suñ kilifa yi ku ci ñaan du dem fenn ban dalee ñaan yàgg na waaye amul genn coppiku koo xam ne gisagoon nañ ko parce que lu bon li ñuy lekk di ko dugg suñ biir yi moo nu fat dama ne le Sénégal nous appartient il faudrait que le Sénégal retourne à la jeunesse il faudrait que cette jeunesse prenne la responsabilité il faudrait que le syndicat ba ci la police ak ku mën a doon ba ci l'armée ak ku ma doon ngeen xam ne réew mi xale yee ko moom di leen dóor ay liif ci seen alal di leen jàppi tëj ci seen alal di leen bloqué seeni alal teggin ci boppam da cee amul waaw mbir mi daal foofu laa ko mën a yemale tey dama di war a jublu ci leneen ne bu ma soñoon continuer ànd ak yéen waxtaan wi noonu dong lay mën a demee parce que nag as gor bu wokkee ci dara war naa xam na mu tëddee moo tax émission bi tudde ko le réveil des consciences le réveil des consciences lu waay xam rek ci lu rafet ak luy defar ak luy tàqale politiciens yi ak askan wi ndax mënuñoo jot ci français yi tant que dumawuñ politiciens yi impunité baaxul impunité dafa aram impunité nit bu la tooñee da nga ko war a duma juger ko tooñ nañ ñu pendre bu ci xajee sax war nañu leen mën a pendre dem ca stade ba dajale Sénégal yi yëpp di leen wékk par benn ban sedd guy billaahi wallaahi ku ma jox taabal man ay téq taabal ñuy da lang
parce que dañoo tooñ te l'impunité baaxul te nit day wax dëgg état day wax dëgg dañuy boole ñun ñëpp boot wala nga wàccenu waaye du jël mburu mi di ko buux say doom di ko buux sa waa ak saw askan li xew Sénégal xam nañ ko waaw affaire race am na fa ba pare nit ñi dofuñu dañ koy masla waaye kenn ku ne xam ne ne président bi aw xeetam la gën a jublu malgré mi ngi ci wala fii bëgg leen di def la muy def mais bu ñu waxantee dëgg looloo fi ne waaw kan bokk ñaan jàmm te surtout doomu sëriñ yi doomu sëriñ si laay wax suñu maam ñoo bàyyi seen bàyyi daw fekk sa maam fa mu toog boole ko ak raam ak jooy maa ko jox na la suñu bopp nu gis suñu bàyyi àllarba du xëy ci ay toolam toolu sëñ ba lay xëy ñu xool ci suñu bàyyi bu juree doom ba la ko tudd sëñ bi dikk te bu koy tudd moom la koy tuddee wala sëñ bi xool ko neex tuddee ko ñu xool suñuy bàyyi bu yareb gàtt ba muy bëgg a mat boo ne salaamaaleykum te yëgle woo ñu rendi xar ma ñu seet booy gàmmo wala ngay màggal suñu ndey fay jiitu ni yor cin ya suñu baay ak suñu yaay ñàdd nag yi dama ne buñ tolloo fii ay rangoon di toq ci nun seenuwun ci kenn ku dul yéen moo tax juróomi dërëm yi politiciens yi teg ngeen di ko consommer baaxul taalibe yi billaahi taalibe yi ñoo gën politiciens yi ci yéen lii politiciens yi jël di leen ko jox alal li sàcc la te lii leen taalibe yi jox aw ñaq la te li tax ngeen war cee jàpp xëy na sunum xel a gàtt wala xëy na ñu defe ko ak bëgg-bëgg wala xëy ñuy defe ko ndono ñun daal ñëw nañ ci yow raam jooy ne la jox na la suñu bopp àdduna ak àllaaxira loolu booy doomi sëriñ dégg nit wax ko sa bàyyi ay yoon nga di ko dégg jàng war na la ñooñu doon wax loolu it sa jàppante ak ñoom lu wér la war a doon ñooñu taxaw sa baay ba joxe seen bopp bu leen tubaab bi nax wala nguur di leen nax ngay ulama wala ngay intellectuel xam ko dama ne waroo ànd ak nguur war ngaa ànd ak taalibe yi nga xam ne bu ñu waxantee dëgg ci suñu biir taalibe yi sonn nañ taalibe yi fépp ña nga fi ci àdduna man damay dem fépp lay dem fépp lay dem gis naa Sénégalais yi ba Afrique sax gis nga leen en groupe fanweer ni ci benn nekk sonn te ñooñu luñ sonn tey lañ gën a gëm sëñ bi bu màggat amee gàmmoo am seeni chèque day dem seeni yónnee day dem dëkk yéen dëkk sax dañ faa tabax seeni këri sëriñ ak këri sëñ Tuubaa fépp foo dem fekk ko fa kon contribution taalibe yi dafa am lu ngi leen amel état bii di leen war ak di pédale état bii di leen duma di sonal seeni ndey ak seeni waajur état bii di sàcc alal réew mi di ko consommer ban amee indépendance ba nëgëni seen kàddu war naa jib guerre civile yi am ci yeneen réew yi ana lu ko waral lii ñu am muy ay sëriñ ñoom moom lañu amul ñu bu nee bëri rek yenn wax ñu wàcc buñ bëggee wax suñu bàyyi dënk ñu noppi loolu amul ci àll bi comme nag yéen a dox suñu digg ak ñoom da doon rafet ngeen am seen organisation bañ ko wér ci ak tarixa ngeen fekki waa Tiwaawan fekkente ci seen biir fekki ñi Njaasaan ak ku ngeen war a fekk ngeen fekki ko doon ay jeunes révolutionnaires yoo xam ne da ngeen a jóg pour nangu réew mi téyel ko seen loxo gardel ko taalibe yi sonn nañ lott nañ dàcc nañ man maa nekk ak ñoom ci àll bi xam li ñuy daj dama ne am na ñu nekk fii 25 ans delluwul Sénégal pour gis seen njaboot am na ñoo xam ne dee nañ ci yoon wi dee nañ seeni waajur xamuñu ne dee na organisation yi ñuy def di soññ ONG yi moo tax sax ñuy jëli ay hélicoptère ñoom di dem ci désert bi for Sénégal ak di leen topp waaye gouvernement bi jéemu ci dara ay nax nag boo ci nekkee nekk nga ci ay nax
bu njëkk yi nga wax la Sénégambia Sénégambia gisoo bi ci ni tubaab yi def plus de 60 sénégalais lañ refoulé Gambie loolu pour lan la pour ba ñu am entente ba ñu déggoo loolu lépp ci ay maguy la 60 quelques sénégalais ak li Sénégal daj ba Yaya Jammeh dem Daouda Ba waaye le ministre de l'intérieur la lijjanti ban refoulé 60 sénégalais da ci seen xel mi lañ bëgg a def ne ak juboo néew fi dalal leen seen xel Sénégal dafa am Gambie am waaye Sénégambia du am ay wax la yuñ leen ay cax la mais yàlla dogal na ñëpp bokkuñu dof te am nañ yaakaar bu ñëpp yeewoo daañu bokk xam fi ñu jëm waaye dafa jot nag jóg taxaw lijjanti suñu diggante ak politiciens yi loolu moo ñu jox indépendance France dafa jóg lijjanti ay groupe yi nekkoon France ak France jaxase mu lijjanti ko à la Bastille jeex na du mel ni réew la doon xeexal de ay groupe ak i dagg-dagg la lijjanti si xarante ñoom ba loolu jeex ñu boole lépp fédéré Sénégal loolu la war a def politiciens yi ñoonu xañ àdduna nañ jóg ci ñoom duma leen c'est une révolte dañoo tooñ ci àdduna bi xam na ko américains yi xam nañ ne dañoo tooñ français xam nañ dañoo tooñ nations unies xam nañ dañoo tooñ nous avons tout ce qu'il nous faut pour se développer lépp lañ am te tey amuñu lu ñu añee dama ne Kajoor dama ne ñun ñoo ëpp alal Makka liñ am Saudi Arabie amul un quart ba Saudi Arabie pétrole ak lan le tourisme religieux maanaam aji ak umra mais ñun am nañ aji ak umra ay place yu bari nekk Sénégal dafay dem di fa siyaare rek xaalis yi fa génn bu baax nag bu dee pétrole am na ko am nañ ko am nañ gaz bu doy te amu ko am nañ or amu ko am nañ zircon amu ko am nañ turbe amu ko am nañ phosphate amu ko Atlantique Océan bi nga xam ne mooy géej ñaar mooy wëgg àdduna bi mooy alimenter le reste du monde ñun africains yi ñoo ko moom wala ñoo ci ëppale Saudi Arabie amu ko naaj bi la am naw naaj it am nañ aw naaj te l'islam moomuñu ko de dañ koo bokk ak ñëpp Saudi Arabie da doon ëpp ful la boo américains yi kaay nu bokk liggéey ngeen jël genn wàll wala ngeen diviser ko par 3 jël benn jox peuple bi benn ñun ngeen jox ñu benn français bi nag yéen Sénégal yi 10% laa leen di jox yow nga am sëb surga indi ko mu di la gasal or mu gas ba noppi nga ne ko léegi nii la ñuy def jëlal 90 yi jox ma 10 nit dana def loolu tege ne jàng nga sun bàyyi bu naan jàpp surga da ngay dikk ñu ne la da nga may xëyal ba pare gontal sa bopp liñ si jublu lii la fas bu xëyee ci tool bi 6 heures du matin di daw ba 2 heures mu war a noppalu yow surga bi ngay liggéey ba 2 heures war a añ war a noppalu boo takkee fas yóbbu ko ci sa tool yow ci sa bopp du am njariñ ndax bu la joxee laax ba nga lekk ba regg nelaw lay gënal bay fas yu day laati kaaf ba du mën a dem moo tax boo évaluer surga bi 10% lay am borom kër gi moom 90 yi sun maam yi loolu lañ daan def muy théorie économique bu am solo xanaa yéen jàngule jóge ci université yu mag yi jàng ba ba ne am mat nga ñëw naan tubaab bi jëlal 90 jox ma 10 mais du nit dara Assane am na droit tuddi Dooméram TV war naa mën a am jëlal 90 jox ma 10 waaye Assane am na droit tuddi Dooméram TV waaye un pays qui nous appartient tous bu ñu demee ba dama ne doomi Macky Sall laay dellusiwaat ak doomu président bu fa mos a jaar dama ne Karim Wade n'est pas plus intelligent que les autres Sénégalais Karim Wade n'est pas plus intelligent que les autres Sénégalais bu Abdoulaye Wade doonuloon président dañ ko xam ci àdduna bu dul woon li Abdoulaye Wade nekk président moo tax ñu xam ko bu Wade duloon président dañ ko xam ci àdduna doomi Macky Sall ji boo demee Dubaï ay société South Africa ak foo mën a dem ak ki booy bi sant si la di jël alali Marème Faye
ah ànd ak Marème Faye ñuy def lu leen neex ci alal joo xam ne noo ko bokk suñ université mënuñoo jàng professeurs yi fayu ñu leen école publique bi 100 élèves par classe benn instituteur te li jaadu woon